asalaamaaleykum waa Masamba Mar America ñoo ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jéggalu di la jéggal di jéggalu Baye Cheikh Lo di ko jéggal te di ko xamal ne xibaari tey moom Baye Cheikh Lo Louga laa ko may ndax moom ndamal islam daf ko ñor lool te itam maanaam ñàkk ndamug islam it naqari ko eggoo ko ci lool kon bu ñu ko wonee Màkka mu ne wuyëng ñu won ko Europe ñi football ba ne gàññ war nañ ko wone it feneen foo xam ne islam du mën a fa ay gaay ay place yu ne wuyëng te ay jàmbaar yi fàkk tëdd yay iblis nekkoon fa ndax nag tilkal ayaamu nudaawiluhaa bayna naas. الحدودي نتحدث مرة أخرى عن المعابر. أفغانستان دولة لا توجد لها منافذ إلى الدول الأخرى إلا عبر المعابر الحدودية. معبر سبين بولدك أحد المعابر الحدودية المطلة على باكستان، وهو يعتبر من أهم المعابر بالإضافة إلى معبر شمن المطل على إقليم بلوچستان الباكستاني. هذا المعبر الحدودي يقع في ولاية قندهار. ولاية قندهار تعتبر إحدى أكبر الولايات في أفغانستان وإحدى أهم الولايات الجنوبية لأفغانستان، والتي إن سيطرت عليها حركة طالبان. waaw jasira mooy wax sax ji mooy firi waxi jasira. léegi li ñuy njëkk a waxtaane mooy maabar Spin Boltek ak maabar Chaman. Spin Boltek moo nekk Pakistan, maabar Chaman moo nekk Balochistan mooy ca côté Tajikistan ba fu mu féete foofu la tund wu ñuy wax Balochistan foofu la féete. léegi nag jasira day leeral li jasira di leeral mooy maanaam jéggikaay yi nga xam ne ñoo jokkale Afghanistan ak réew yi ko wër maanaam mujahidin al afghan taalibe yi laa mën a wax ndax taliban ci baatu urdu mooy taalibe yi di yalwaan nii ci Sénégal ñoom la jëru sax ñu koy nëbb di ko laax nañu wax taalibe Afghanistan rek ak ndongo daara Afghanistan ndax ñooñu loolu lañu ay taalibe lañu. taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Afghanistan dañoo nekk ñoo xam ne yàlla daf leen may ci wàllu xeex ñoom ay malaaka yi xeexkat lañu te dañoo am ay xel. maanaam gis nga attaque bi ñu xam nga Mawla Omar ba mu fi nekk ndeysaan Mawla Omar dafa am benn dinaa ko duggal ci biir wax ji bala maa continuer dafa am benn journaliste bu ko mas a seeti buy liggéey ci Jasira ca jamono jooja léegi sax kooku mag la léegi retraité na mu ne moom Mawla Omar bokk na ci li ko jaaxal mooy moom dafa dem Makka daje fa ak ñoom Burhanuddin Rabbani ñoom Xalfuddin Ekma Caar ñoom Commandant Mas'ud ñoom Abdou Karim Rustum gaa yi jikko yooyu léegi yooyu ñoom ñi dee nañ ñi ay màggat lañu gone yi ñoo jël léegi lenge yi ndax ñoom dañuy doon seen i bàyyi te doon ko duñ doon seen bàyyi te bañ kaa doon léegi nag jamono jooja fi bàyyi yi di nekk nga xam ne ñooñu ñi ñoo mag tuuti ñi samay morom lañu ndax Oussama Ben Laden maa ngi moom ñoo màcce nett ay at xam naa ne bu fi nekkoon léegi day màggat ko man ndeysaan jamono jooja journaliste boobu nee na dafa dem Makka daje fa ak gaay Mawla Muhammad Omar moom mu def ne Mawla Muhammad Omar moom ab buur la mu ne man de xaw ma naka laay def ba dajeeg Mawla Muhammad Omar mi nga xam ne léegi mooy amirul mu'minin bi nekk Afghanistan. gaay ne ko soo bëggee soo ñëwee ñu dem ñu won la ko mu ne dinaa ko mën a gis ñu ne waaw boo bëggee boo demee ñu won la ko nee na mu daal di jël ay bagages am ànd ak ñoom jël vol dem Afghanistan mu dem capital defe ne fii la Mawla Omar dëkk de que Mawla Omar dëkkul foofu. nee na ma naan xam naa damay dem dal hôtel léegi ñuy bind ay ñaan audience ak ay dugal génn ak ay dinaa fa am weer rek bala ma ko gis nii te ñu wàcc aéroport gars yi ne leen léegi gars yi ne ko dañuy dem dal si kër wala ñuy jubali kër Mawla Omar ñu ne mu ne ko bu dee kër président la ñuy dem kenn dem kër président directement nee na ñu dugg seen i oto di daw ba génn capital bi dugg ci àll bi di daw nee na ma ne waaw nun fu ñu jëm ñu ne ko ñu nga jëm fa Mawla Omar dëkk Kandar ñu ne ko mu ne xandaar la moo ma dëkk ñu ne mu ne dëkkul bi xandaar sax de ma nga dëkk ca dëkku kaw ya ca cosaan fa maamam yi dëkkoon foofu la Mawla Omar dëkk te mooy président Afghanistan. nee na ñu daw ba dem Kandar ma ne xëy na xandaar kon fii ci dëkk bii la Mawla Omar dëkk nee na ñu romb ko dugg ci gajj bi. nee na daal kër goo xam ne ban bu ñu boolee ki doj
moom lañ ko miiree kër goo xam ne tabaxi ban yi maam yi njëkk yooyu ñuy boole ay xetax moom lañ ko tawaatiiree nee na ma dugg ci biir kër gi seen benn waay bu kaalawu takk ndigg li di fab ay fauteuil di ko ransale ak a defar pour fu ñu toog nee na bi ñu duggee ci biir rek ki mu àndal na ko Mawla Omar nga ne Mawla Omar nga ne moo nekk mooy yenu bang yenee ne dégg nga Mawla Omar nga ne mooy kenn yenu bang yenee nee na ma ne ko déedéet ki ci xanaa jàmpuñ jënd indi ko fi mu ne ko wallaay kooku mooy Mawla Omar mooy président Afghanistan nee na mu lal ay lal tam defar ba jëkk nee na yi ñëw toog nee na nee na bi ma ko njëkkal laaj nee na bi mu ko laajee mu tontu ko moom dafa jooy moom waa ji de ab jullit la nee na dama ko njëkk wax ne waaw yaa amir lan moo tax dëkkoo capital moo dëkk capital bee ca courant ba climatiseur yaa nee na ma laaj ko béygal di ko déglu nee na mu déggul arab dañ may tarjamaan mu wax urdu janta e ñoom ñox arab léegi nee na mu daal di nekk yi tarjamaan ne ko boo gisee li tax dëkkuma capital dafa jokkaloo ak bitim réew tubaab yi dañ fiy ñëw bu ñu dikkee ànd ak seen jabar yi duñu sol yére yi lislaam digle te bëgguma leen a gis seen awra yi di gis seeni karaw te itam gan ñëw sa dëkk seet si da nga di ko imposer comme ni Iran di def ku ñëw mu ne la da ngay solu ba ne mëlës loolu mënuma ko léegi nag loolu moo tax ak itam bëgguma leen a gis ñu may jox loxo ma di leen bañ a jox loxo te yàlla dana innamal mushrikuuna najisun te najaasa man bëgguma koo laal te su ma nekkee foofu ci capital bi gani tubaab bi di fi ñëw di ma soxla léegi dañ may jox loxo te bëgguma leen jox loxo ndax man du ma jox loxo kuy bokkaale yàlla yow nag dañ ma ne ab jullit nga yaa ngi liggéey ci jazira moo tax ma nangu nga gis ma waaye bu doon journaliste tubaab du ma gis ndax bu dikkee du ma joxee loxo du ma ko jox loxo waa ji nee na moom loolu mooy li ko njëkk a yéem ci Mawla Omar bu duma dëkk capital ndax tubaab bi dañ fay ñëw te bëgguma gis tubaab bi jigéen ñi sol ay croix di robe bu wacc seen yéram yi ne fàng te bu ma leen imposé ne lii du ngeen ko fi sol dañuy wax ne Mawla Omar bu ay gan dikkee ci réewam ma mu jiite daf leen di ñàkk ay teggin moo tax ma dëkk ci àll bi loolu la ko Mawla Omar wax gars yi bañuwuñ leen dara seen tappale yi ñu nekk ak seen noos gi nga xam ne koo ci gis lekk naa lekk ba biir ba wër ko lépp di gerees bu tëddee guddi bu lewee sax 5 minutes bu yeewoo dana jàppaat ndax mooy raw échappement loolu lañ bañee jullit ñi seen bon gi ñu nekkee ak seen naafeq gi ñu nekkee seen tay gi ñu nekkee ak seen ndëngate gi ñu nekkee loolu lañ bañee l'islam bëgguñu mu taxaw loolu kese la بشكل كامل حتى الآن حركة طالبان تسيطر على مديريات ومناطق شاسعة حقيقة في قندهار ولكن ليس كل قندهار تحت سيطرة حركة طالبان. إذا في المقابل يعني ما زالت تؤكد على أنها ماذا عن الإجراءات والتحركات للسلطات الأفغانية؟ لم أسمع. أتحدث هنا عن التحركات للسلطات الأفغانية. الحكومة الأفغانية تتحدث أنها صدت ولكن حركة طالبان ما زالت مصرة على أنها مسيطرة على المعبر الحدودي. إذا هناك تضارب في الأنباء، البعض يتحدث أن هناك معارك حقيقة مستمرة ولم تسيطر. kon suñu leeral gu ñaareel gi moo di Kandahar jéggekaay ba talibané yi jël nañu ko ñoom seen mbir wax lu amul bokku ci dañoo wax ne ñoom jëluñu région Kandahar gépp ba mu jeex waaye wet gi nga xam ne moo ànd ak frontière Iran ak Balochistan ca Tajikistan ak Pakistan bunt yi nga xam ne fi la ñuy duggee ak a génnee
côté boobu moom la ñu jël. gouvernement bi nag moo ngi werante ne jëluñu ko, waaye soo duggee ci duggookaay boobu ba gis, boo duggee ci caabi ji ba gis ni mu demee di nga xam ne buntu boobu moom gaa yi jël nañu ko. jël nañu ca côté Balochistan bi, jël nañu ci côté bii. ñaareel bi soldats yi nga xam ne ñoom lañ fa fekkoon dañoo daw ñu dem duggi ca Ouzbékistan rawi ji fa. soldats yi gouvernement yi ñii dañoo daw dem duggi ci Balochistan jaare ji ko ca duggi Ouzbékistan rawi fa. Chia yi tamit am nañ ci côté boobu. Chia yi nag dañoo tiitoon mabbu daw di dugg Iran, ndax dañoo wax ne dañoo wax ne bu nu fi soldaar yi mujaahidiin yi fekkee danañ ñu rey, ndax ñun ak ñoom bokkuñu ay masab. waaye nag ki nga xam ne mooy ay xamina yi moom li mu leen wax da leen ne ñooñu nga xam ne ñoo di mujaahidiin ahlu sunna yi su ngeen leen xeexut duñu xeex ak yéen. tubaab bi nag ñoo ngi def mépp pexe pour xeexale ñaari mbooloo yooyu muy chia ak sunna, ndax buñ ko amoon ba def ko Iran du mën a seetaan chia yi nekk ci Afghanistan sunnit yi di leen rey, te su boobaa sunnit yi àddina bi yëpp danañ ànd ak sunnit yi Afghanistan, chia yi àddina bi yëpp ànd ak chia yi Afghanistan, mu nekk guerre sunna contre chia, te su boobaa dañuy reyante ba jeex. te loolu la tubaab yi bëgg ci ñun, te mënuluñ ko seen bopp, te bëgg ñu defal leen ko ñun. kon nag képp kuy chia te nekk Afghanistan, loolu ñu leen di jay naa leen jënge ne ñàkk fayda jël leen armée xeex, bu leen jël armée xeex. garanteel naa leen ne si ngeen jëlul armée xeex sunnit yi lu ñu dal ci seen kaw. su ñu leen jayee nag ba ngeen jël armée xeex sunnit yi leen ëpp doole foofu, te Iran daf leen di seetaan waaye du leen ma sa jàppale. ku ci Afghanistan doyul génnal nga ñëw Iran toog. buñ demee ba xeex bi jeex ba jàmm am ñu waxtaan ngeen ñibbiwaat ci seen kër yi ngeen dëkkoon, waaye mujaahidiin yi duñu dal ci seen kaw mukk feek dalu leen ci seen kaw. tubaab yi am secret nag ñoom nee nañu mujaahidiin yi bokkuñu mujaahidiin yu njëkk ya ci ni ñuy doxale, ndax mujaahidiin yu njëkk ya dañoo waxoon ne jigéen du dawal oto, jigéen du jàng école ak yu bëri yoo xam ne dañ ko waxoon. te loolu iranien yi génn nañ leen ci, ndax mujaahidiin yi iranien yi ñoo leen formé. ñaareel ba itam nee nañu li tax Amérique jékki-jékki évadé, Amérique dafa am benn problème bu ko dal ci Afghanistan, comme ni nga xamee ne Iran problème boobu dal na ko ci Syrie. Iran dafa ñëwoon Syrie di jéem a jubale ka jéem a jàmmale, faf américains yi ne sunnit yi ñii dañoo ñëw pour xeex ak yéen, sunnit dal ci seen kaw, Iran riposté, guerre ba départ ci Syrie. noonu nag lañ ko doon jiima ci Afghanistan. iranien yi xam ko daal di ne chia yi bu leen mës a song ahlu sunna, ndax ñoom duñu leen song fekk songu leen buñ leen jayee ba ngeen songu leen nag buñ leen doy dañ leen di seetaan. waaye tubaab bi ñoom nee nañu loolu amul. li am mooy ñi attaqué di lekk Afghanistan, Iran moo leen formé, moo leen entraîné, moo leen jox armée, te ñoom Afghanistan taxu leen a jóg, jullit ñi taxu leen a jóg, waaye américains yi ci seen bopp ñoo leen tax a jóg. agents secrets yi dañoo wax américains yi ne leen seen base boobu ci xandaar mujaahidiin yi dinañ ko songu, te buñ ko songee fekk leen fii du jaadu, ndax ñoom duñu arrière dañuy jeex, te ay millions lañu, te armée lañu yor. guddi tey nag soo leen fa fanaanee
dañ leen attaqué ndax ñoom bëgguñoo rek kenn ku bokkul ci guerre moo tax dañuy ciblé gars yi ba xam ne ñii fii lañ nekk ñu songu leen ñoom doomu gaawtu googu américains yi doon gaawtu nag moo tax ñu bàyyi fa seen armée yaag seen matériel yaag seen lépp fañ ko bàyyi daw ak seen i oto ak seen i roppalaan rawee ji ca Kaboul ca capitale ba maanaam mujaahidiin yi bi ñu jotee camp boobu liñ fi fekk ci ay armement moo duubal ci fukki yoon ñoom liñ am ci armement ay lance-roquettes ay mortier ay A-52 mitrailleuses ay lu nekk fa ne bu ngeen duggee ci biir caabi bi da ngeen ko gis waaye lu nekk fa ne mujaahidiin yi ba ñuy xeex ak Union soviétique ay paaka la ñu woon moom lañ njëkkoon yore buñ toogee ba guddi ñu raam dugg ci camp Union soviétique rey gardien bi rey ay soldats jël ay armée daw rawe ji ndax ñoom dañ leen embargo économique kenn du leen jaay armée kenn du leen dimbale ci dara li ñuy reyante lépp armée yi ñuy xeexee dañ koy nangu ci seen i noonu buñ demee nag ba Iran appuyé leen ci armée américains yi xam ne ñii léegi am nañ fu ñu mën a sukkandiku te guerre Afghanistan contre Union soviétique li daaneel Union soviétique mooy dafa am ay réew yu jullit yi appuyé woon Afghanistan jooje jamono bu ñu demee ba attaqué Afghanistan di ko xeex embargo kenn jàppalewu ko ñu dem ba Iran tàmbali di jàppale Afghanistan surtout di jàppale mujaahidiin yi américains yi li ñuy xam mooy cause ba Union soviétique taxawoon moment boobu mu tàbbi ca kàmba ga taxaw nañ ca léegi afghanistanais yi am nañu réew jullit mu am doole mu leen di jàppale kon li gën a gaaw te gën a noppale mooy dañuy rocceeku rek yollee ko daw dem suñu yoon génn ci li gën a yéeme nag mooy tubaab yi li ñu def Sénégal lañ def fépp réew mu ñu dugg dañ fay fal seeni nit yoo xam ne seeni takk deret la ñuy doon yoo xam ne lépp luñ bëgg ci àddina ci ñoom lañ koy jaar bis buñ demee ba mënatuñu am loolu ñu taal fa ab guerre maanaam bu doon tey Sénégal dañoo toog ba ne tubaab bu Sénégal France day génn Sénégal seen ab dogal duuti fi nekk dañuy daal di bëgg a boole mu du teg tijaan wala xaadir rek laa yéen loolu nag échec na mënatuñ koo am ndax ñun xam nañ ne tubaab bi noonu la ñu doon xeexe suñu maam yi kon ñun noonu kenn duñu ko xeexee ah yoonu murid de ku leen jàpp nañ la ku leen bàyyi jàpp nañ la ku leen fonk nañ la ku leen fonk nañ la ku leen wóolu nañ la ku leen wóolu nañ la ndax xam nañ ne jàppante fonkante ak wóolante moo ñu may li ñu bëgg képp kuy defeyaa nag mbaa nga bëgg a rey islam muy rendi ko muy xool da ngay nekk am jullit di tàggaliko sa mbokk jullit def ay fasala ki ay tàggalikoo alxuraan yi sunu ndey te ñun ñëpp moom la ñu gëm fekk alxuraan attewulum réew jullit ña fa nekk kenn warut a mën a atte sa morom ndax loi islamique tëddul bu loi islamique tëddee ba ñëpp tege ca nag ku jalgati yoon wa alxuraan ak yàlla jàkkaarloog yow waaye yoonu ma sàmba du ci nekk yoonu ma demba du ci nekk li gën a tardé jullit ñi nag mooy dañuy nekk ci réew mu attewul diine bëgg a doon buur yi jullit yi atte seen i moroom léeg-léeg ma dégg ko wax naan ku bàyyi jullit ni ki nii ku bàyyi jullit ni waaw ku bàyyi jullit ni ki nii waaw defal liñ la wax ku bàyyi jullit nag koy soo ko dee nga dem 100 mètres atte yàlla dañ koo laxas aj ko jusqu'au nouvel ordre dañ ko war a delloo si ba noppi li ñuy def ñu door ko def nun dañoo jàng te yeewu wunu waaye nag asiatique yi ñoom dañoo yeewu ba noppi ñu door a jàng ba tax na képp ku jàkkaarloog ñoom rek yàgg-yàgg da ngay daw 2 fukki at la Amérique xeex ak mujaahidiin yi ànd ak dooleem ak OTAN gépp Amérique ba muy daw ci fa OTAN tàgguwu leen ba muy daw ci fa gouvernement ba mu fa sasoon tàgguwu leen te li gën a yéeme mooy da ngay gis soldats yi gouvernement yi nga xam ne moom la américains yi formé woon ba noppi gàddu seen i bagage rang dem jébbal seen bopp ca mujaahidiin yi ndax ñoom askanu lislaam la ñu te loolu la ñu gëm duñu askanu tubaab loo mën a def ci ñoom ba yaakaar ne soppi nga leen boo leen wanee gannaaw ñu dellu ci lañ nekkoon te islam la ñu gëm. تحدث سابقا إذا قامت حركة طالبان بالسيطرة على ولاية قندهار بشكل كامل فإنها سوف تكون على بعد بضع كيلومترات من العاصمة الأفغانية كابول، ما يشكل تهديدا كبيرا جدا لحكومة أشرف غني في العاصمة الأفغانية كابول. إذا
الوضع الآن ما زال تحت سيطرة طالبان على ما يبدو، وهذا في الحقيقة كما ذكرنا سابقا أيضا أنه هو ما تم الاتفاق عليه بين طالبان والولايات المتحدة. لم يتم التطرق إلى ما هو مصير الحكومة الأفغانية. على كل حال الدول المجاورة روسيا كما ذكرتم في التقرير، وباكستان أيضا، وإيران ودول أخرى تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى آلية وشكل نهائي للتعامل مع الوضع الذي تعيشه أفغانستان حاليا. اسماعيل مطر مراسل الغزة، كنت معنا من إسلام آباد، شكرا لك. kon loolu la Ismaïl Makhtar wax mu nekk ci Afghanistan buntu ba féete ak Pakistan, représenté fa rajo bu ñuy wax Al-Ghad. nee na réex-réexlante bi de bari na. Afghanistan gouvernement bi nee na gaa yi nanga wuñu jaarukaay yooyu ci ñaari région yooyu. gaa yi nee nañu nangu nañu jaarikaay yooyu ci ñaari région yooyu. waaye ki fa toogal télévision Al-Ghad nee na li wér te wóor mooy mujaahidiin yi nangu nañ place yooyu ñu wax, te loolu moo wér. waa ji ne ko waaw gouvernement Afghanistan bi nga xam ne américains yi ñoo ko fa sampoon nag, mu ne waaw kooku day wax rek, waaye li muy wax yëpp amul cëslaay. moom yëgul lu géej gi riir. mujaahidiin yi dañoo waxtaan ak américains yi ca Qatar ba am lu ñu siñente, te ba ñuy siñente ak ñoom loola gouvernement bi nekk tey Kaabul fekkewu ko, yëgu ko. loolee ñu siñente woon ak ñoom nag moom la américains yi di appliqué. loola mooy lan? da ngeen di ŋàbb seen bagage, ngeen jaar fi ngeen jaaroon ñëw fi, dellu fa ngeen jóge woon, mbaa ñu xeex ak yéen ba génne leen ci force, mbaa ñu reyanteeg yéen ba def leen leen defoon Angleterre, mooy ñu rey leen yéen ñëpp ba ngeen jeex. waaye génn moom da ngeen ko def, ndax Afghanistan du réew mu ñuy coloniser. def ngeen nag ñun 20 fukki at ñu nekk ci guerre, génn ñu réew mi te mënu leen ñoo génne réew mi, te duñ génn réew mi te suñ fetal yi duñ ko bàyyi suñu loxo, te fetal la ñuy def ba ngeen di jeex mbaanu jeex. te Afghanistan ñu ko te jeexal, ndax 20 fukki at yi fa Amérique di nekk yëpp la juddoon bis ba ñu ñëwee tey ñooñu takk nañ seen digg doon ay waxambaane ñu koy xeex. te xam nga nit ko xonk daa gaaw a am daraja, fukki at ak juróom la bu ko amee toll ni bàyyam. américains itam xam nañ ne lu Angleterre jiimoon mënu ko, Union soviétique jiim ko mënu ko, su ko jiimee du ko man. Amérique si ñeente ak ñoom ay accord nga leen kon léegi dinaa leen bàyyi ci seenam réew. nga seet nag tubaab bi jëf ju ñaaw ji salte ji ñuy def. ñoom ñoo duggoon Afghanistan, mboolem armée boo xam ne bii même li ñuy wax ummul qanabil nga xam ne benn bombe la bu ëpp daanaka 20 tonnes dóor nañ ko foofu. bépp armée buñ mas a am di ko essayé dóor nañ ko biir Afghanistan. ànd ak loolu lépp taxul jullit ñu jébbale seen bopp, taxul ñu bàyyi xeex bi. bañ demee ba xam ne ñii nag àpp nañ ko fii ba bis bu fi di wal ñu nekk ci xeex ba duñu bàyyi, da leen a woo Qatar ñu waxtaan juboo fa signé la ñuy signé. te gouvernement ba nga xam ne Amérique samp na ko fa yëggu ko ba noppi, Amérique yollee ko ndaw demu yoonam bàyyi na gouvernement ba ak mujaahidiin yi. bu fekkoon ni gouvernement Afghanistan am nañ fulla ak fayda, dañuy yëkkati seen loxo mujaahidiin yi ñëw ñu toog waxtaan déggoo seet nañu def. Afghanistan moom réewum islam lay doon, kenn mu ci dara. ba fa l'islam duggee ba léegi dañoo gar seen bakkan ci l'islam ne moom la ñuy diine woo, moom la ñuy àtte woo, kenn mënu leen càjjale. ak jànjale ci àddina dëkk yépp tubaab bi maasale nañ ko ba yàq seen diine ba mu def Afghanistan. te dongoy daara yooyu day buñ amee liñ bëgg day daara dana yëkkati ko ci àddina bi. ndax xam naa ne fu dongoy daara yi baasee di fa àtte, dongam daara boo am la naqari fa nga daw jooyee ji ko fa. tubaab bi nag dañoo bëgg di ñu nattu fu ñu toll, te duñu am fenn fu ñu jooytoo ji, duñu am fenn fu ñu raw yi.
boo gisee ñu taxaw ne Iran du taxaw ne Turquie du taxaw ne Pakistan du taxaw ne Syrie du taxaw yàq Irak tasaare ko daaneel Yaman dara taxul lu dul julli ñi ci àdduna bi daal bu ñu am genn tëj fil wala ak rawtukaay goo xam ne bu ñu jaaxlee man faa raw yi wala bu ñu jàqee man faa ñaani ndimbal bu ko defee rek yàgg nañ def ba nañ def ba nangu kaaba gi di ko organiser suñu bopp danañ ko def ba nangu diine ji di ko organiser suñu bopp su boobaa ñu delloo leen ci kéfër loolu de mooy seen yéene yàlla bu leen ko yàlla may waaye lii nga xam ne Muraasilul Ghad wax na ko loolu moo wér gouvernement Afghanistan daal gars yi dem nañ ba xam ne mujaahidiin yi duñu gars yi ñu mën a daaneel wax nañ jubóog ñoom ci loo xam ne gouvernement ba yëggu ko te ñoo sampul gouvernement ba jël nañ seen i bagage daw bàyyi leen faak mujaahidiin ya xibaar yi ñu leen di jox nag mi ngi xew ci diggante le 13 le 14 ci weer wi ñu nekk نزوحا جماعيا لأبناء الطائفة الشيعية لحماية أرواحهم من تمرد عناصر حركة طالبان الإرهابية وبحسب مقاطع فيديو متداولة توثق المشهد المأساوي لهم هرب العديد من الشيعة في أفغانستان من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال تاركين منازلهم ومناطقهم لحماية أرواحهم من تمرد طالبان التي تحاول الفتك بشيعة أهل البيت عليهم السلام هناك وإثبات loolu mooy li ma leen doon njëkk di wax léegi rek le 13 le 14 la xewoon foofu chia yi dañoo mujjoon màbbu daw di dem di dugg Iran di topp guddi lan moo taxoon ñuy daw di dem Iran di topp guddi dañ leen a waxoon ne da ngeen di jël armée xeex su ngeen jël armée xeex taliban yi dañ leen rey taliban yi tamit tubaab bi di siiwal naan su ngeen duggee ci biir Afghanistan fekk chia yi ci bunt bi dinañ leen rey loolu lépp bëggoon a boole ñaari kuréel yooyu ñuy xeex lañu léegi nag chia yi xam ne ñoom kat mënuñoo jàkkaarloog taliban yi doole ji ñu yor ñu daal di tàmbali di daw guddi di dugg ca biir Iran di génn Afghanistan booba nag la ayat lay xami na yi wax leen ne su fekkente ni daal nangu ngeen taliban yi jël réew mi teg ko ci yoonu sharia al islam yi ngeen ànd ak ñoom baax na su ngeen sàgganee nag ba ne da ngeen di jàkkaarloo ak ñoom di xeex bu ngeen di xeex ak ñoom ñun dañ leen di seetaan waaye duñ leen dimbali ndax li tubaab yi bëgg mooy guerre sunna contre chia ngir liñ bëgg ci raaf islam ñu mën koo am xam nga ne gental nañ Kaaba ga gental Madina léegi bëgguñu jullit ñi réfléchir ci dara loo xam ne lu ñuy mën a xalaat la nañuy def ba delloo si waat islam ci Makka ak Madina comme na mu fa nekkee woon kon lañ leen war a taalal guerre yoo xam ne dañ koy guerre mu jëm yow mi diini su boobaa l'islam moom xas nañ ko wëngeeñ te il faut ñu jaaxaanal ko إجبارهم على الإذعان لها هذا واتخذ المواطنون الأفغان من الليل وسيلة وفرصة للهروب سيرا على الأقدام لعشرات الكيلومترات خوفا من أن يمسك بهم عناصر طالبان الإرهابية nga seetlu nag gars yi li ñuy joxe ay xibaar soo déggee arab da ngay dégg ñuy wax naan li kay la yaftika biim al anasir al taliban al irhabiya dégg nga baat boobu li ko waaj waxee li ka firaran bi anfusihim laylan kay la yaftika bikum al anasir al taliban al irhabiya noonu la ko waxee si yaa ngi daw génn Afghanistan ndax dañoo ragal membre jihadiste taliban longa daara yi nga xam ne ñoo dugg ci biir Afghanistan lañ bañ ñu jàpp leen di leen rey ñoom ñoo ñi nga xam ne mbooleem terroriste lañ waaw mbooleem terroriste naka lay mën a amee ci koo xam ne danga koo fekk ab dëkkam nga jaay ko doole génne ko fa ne ko sukkal raam mu ne lank naa kaay ma ilif la dooma ilif kon dama lay sampal kilifa d'accord ma ci waa kooku naka lay nekk ab terroriste wala nit ñi dañoo amuti xel wax dañ dul xelaat da ngay seet ca jamono ja nga xamee ne Union soviétique duggoon na fa jamono Babra Karmal loo demee nii rek la woon dañ leen a bëggoon a imposer ak chiwa moo di ak communisme gars yi bañ ko
ñu ne ñi ay taliban yi ay terroriste lañu guerre nañ ak ñoom guerre bu yàgg ba gaay a daw Amérique daal di jël revanche ànd ak OTAN guerre nañu ak moom ñoom ñaar fukki at waaye li gën a yéeme mooy Amérique moom bi muy daw daawoo taliban yi si ñoom ay accord daw bàyyi fa gaay te moo leen fa woowoon loolu mooy li gën a yéeme taliban yi naka la ñuy nekk ay terroriste te nekk ci seenam réew di atte l'islam tubaab bi leen islam deesu ko fi atte songu leen ñu attaqué ak ñoom xeex bu toll ni ñaar fukki at yàlla ñu nekk ak ñoom ci ab guerre duñ bàyyi waaw terroriste bu nekk ci territoire am génn ko ne lii laa fi atte nga ne ko boo fi atte loolu ab terroriste nga loolu foo ko mës a déggee boo gisee taliban yi gars yi mënuñu ci ñoom dara population Afghanistan ci boppam ñoo gëm la taliban ya nekk loolu mooy problème bi ay benn ti sambam njoon yaay ya ko ca weddi nag ñoom lañ bëgg a imposer nit ñi te loola du mën a wéy fii ci Sénégal day mën nañ fa nekk 95% musulman li ci des ñi ci des séddoo ko ba noppi ñu ne ñu yéen ëpp leen ñee poids mënu leen a wat kon da ngeen di bàyyi ñu àttee leen suñu bopp ci li ñu neex ndax yeneen diine nga fi bokkul ak seen diine kon seen diine dafi dox loolu fii ci Sénégal lañ ko man waaye Afghanistan kenn mënu fa loolu ndax ñooña mat nañ 95 daanaka 100% musulman lañu te dañoo àndandoo te lañ bëgg mooy àtte charia islam yi lañ bëgg loolu lii may wax nii mi ngi xëy diggante le 13 le 14 le 15. xabaar bi nga xam ne nag moom la Iran di wax ne chia yi nañu moytu di ko jàkkaarloog taliban yi di xeex mi ngi xewoon ci le 28 ca weer bee passé xam nga jamono yi yëpp dañuy toog lu bëri ñu toog am jot ñu wax xibaar yu bëri waaye xibaar bi ñu leen di indil muy xibaar bi leen waxoon ne waa Iran dañoo wax chia yi ne moytu leen jàkkaarloog taliban yi di xeex loolu mi ngi xewoon ca le 28 ci weer bi passé. إيران والنظرة المستقبلية لوجودها في أفغانستان ملف الحديث عنه ليس بجديد، لكن ماذا يربط إيران وجارتها؟ الحلقة الأبرز هنا هي حركة طالبان، انعكاس يلفت النظر للقاء تلفزيوني لمدير عام مكتب الشؤون الخارجية لوكالة تسنيم حسام رضوي، الذي يعتبر الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني في تحذير وجهه للشيعة الأفغانيين بصورة مباشرة وحذرهم من مواجهة طالبان. یعنی ما به این آگاهی میرسیم که برخی از بزرگان شیعه رو آوردن و تسلیح میکنن و میگن برید بسیج مردمی کنید بجنگید با طالبان. رضوي وفي حديثه مع التلفزيون الرسمي الإيراني وجه كلامه للشيعة في أفغانستان الذين يطلق عليهم الهزارة بأن لا يصغوا للنداءات التي توجهها وسائل الإعلام لتحريضهم ضد طالبان. Hisam Radawi mi nga xam ne moom moo yore kaddu harsul jumhur yi muy soldat yi Iran yu jàmbaare yooyu journaliste bi ñu jox seen kaddu mu di leen waxal moom mooy wax noonu mi ngi doon wax nag le 28 ci weer bi passé les Chia yi nekk Afghanistan li ma leen di xamal mooy gaa yi leen di jiima influencé naa leen jàkkaarloo leen ak taliban yi ngeen xeex ak ñoom bu ngi leen jàkkaarloo ak ñoom taliban yi dañuy woote l'islam ay jihadiste lañu yoo xam ne islam la ñuy samp su ngeen jàkkaarloo ak ñoom nag leneen mën na leen caa fekk li ñu leen di sant daal mooy na ngeen toog ànd ak dal te seetaan ndax itam guerre bi guerre sunna contre sunna la ndax taliban yi ay ahlu sunna lañ gouvernement bi ñu xeex ahlu sunna la du gouvernement chia kon ñoom toog seetaan moo leen ca war waaye bu ñu leen influencé ba ngeen dugg ci loolu ba jàkkaarloo ak ñoom da ngeen am problème ndax itam nag Iran dafa taqaloo Afghanistan am fa ay intérêt am fa ay wàññeen yu fa nekk te Iran bëgg naa doxal politique boo xam ne intérêt ya fa nekk dina ko mën a jot te wàññeenam ya fa nekk itam dana ca mucc xam nga bu fekkonte ni mujaahidiin yi dañoo mokk tey daal di ànd ak Amérique lay ñëw ba ci frontière Afghanistan mu samp fi base jàkkaarloog Iran waaye boo xoolee li ñu doxalee rek base yi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege Pakistan ak Iran base yooyu la américains yi njëkk a dawee kon la leen fa dàqee
gaa yooyu génnuñu ci jihadiste yi kay dañoo feeñ ci kanam nii rek waaye ku xam guerre xam ne am nañu nekk ci ginnaaw jihadiste yi ñoo xam ne nekk ak américains yi ci seen frontière moo leen arrangé wul moo tax ñu def ko américain nag fu mu nar a dawee day utu lay waaye le 28 la xibaar bi wàccoon Hissam Radawi di wax ne nañu moytandiku yéen chia yi nekk ci Afghanistan ngeen jàkkaarloog ahlu sunna yi di xeex. تحت ذريعة أن أمريكا تستخدم استراتيجية الحرب المذهبية في أفغانستان. المديح الإيراني والتوجه نحو دعم حركة طالبان في وقت تسحب الولايات المتحدة قواتها وعتادها من أفغانستان كانا حاضرين أيضا في عناوين الصحف الإيرانية خاصة التابعة للمرشد الأعلى خامنئي كصحيفة كيهان. صحيفة كيهان وعبر مقالها ذلك. waaw Hissam Radawi continué wax ne li tax nag ñu wax leen loolu mooy Amérique day jéem a fexe ba Afghanistan geeru ay kuréelu diine am fa chia ak sunna jàkkaarloo di xeex loolu mooy seenum pexe ànd ak nag di leen tuumaal ñoom di wax ne ñoom ñooy jàppale talibaane yi ñooy def nii ñooy def naa loolu ñu wax yépp terewul la ñu bëgg daal mooy chia ak sunna jàkkaarloo di xeex Iran jàppale chia sunna ahlu sunna jàppale leen bu ko defee mu nekk guerru islam contre islam ñoom ñi jaay seen armée di sàcc alal tey niiwal doole jullit ñi loolu lañ bëgg politique boobu nag Iran da koo xam Turquie itam da koo xam loolu moo tax ñaari réew yooyu pour ñu nga taraxasi leen ba dugal leen ci du yomb fépp fu ñu am mbooloo lañ leen di xamal mooy bu leen jàkkaarloo seen mbokki jullit di leen xeex bu leen kontar buñ amee ndam ngeen félicité leen ndax loolu mooy seen arrangement di suñu arrangement waaye ji yoog ñoom ak jàkkaarloog ñoom di xeex loola suñ pertement la di seen pertement suñu leen gañee ay jullit la ñuy rey ñoom itam buñ ñu gañee ay jullit ñoom la ñuy rey. تحاول رسم صورة جديدة لحركة طالبان غير تلك التي سادت عنها كجماعة تمارس أعمالا إرهابية وتخريبية. من جانب آخر تتهم أوساط أمنية وسياسية أفغانية طهران بدعم حركة طالبان المتشددة بالسلاح والعتاد وتنديدها بالتعاون الوثيق بين الحركة والحرس الثوري الإيراني. فقبل أيام اتهم عبد الستار حسيني مندوب ولاية فراه في البرلمان الأفغاني في حديثه لقناة إيران انترناشنال اتهم إيران بالتدخل في أفغانستان ليس فقط بالدعم اللوجستي والمادي بل وتزويدها بإحداثيات للقوات الأفغانية عبر طائرات مسيرة. Abdou Settar mi nga xam ne mooy rek kàddu gouvernement Afghanistan bi tamit te féete ak américain yi moom itam dafa tuumal waa Iran dafa wax ne waa Iran kat ñoom seen loxo génnul ci pexe yi nga xam ne ñoo tax américains yi daw génn Afghanistan ndax ñoom dañ doon def daamul logistique moo di tëralal leen ay plan jaarale leen fii aw leen fii moytu leen fii loolu lañ doon def bu njëkk ko ak mujaahidiin yi waaye léegi nag weesu nañu loolu léegi dañuy jël ay roplaan yu ñuy téléguidé def ci ay armée di leen ko yóbbul te seen réew di leen ko jox boole ko di leen dimbale ci alal ak di leen dimbale ci plan de guerre ak di leen entraîner kon gouvernement Afghanistan ñoom tuumal nañu Iran ne moom moo jàppale talibané yi tuumal gi nag arrangé wul Amérique ndax bu Amérique dawee taliban dàq ko ñu ne Iran jàppale taliban loolu mooy kon Iran dàq na Amérique loolu lay tekki xam naa moom it waroon naa wax leneen lu may loolu ndax bu saxalee ne rek Iran yi ñooy jàppale taliban yi ba américains yi daw génn Afghanistan loolu mooy kon Iran dàq na Amérique ci Afghanistan